wa rahmatullah. Assalamualaikum wa Sénégal ak doomi Sénégal fépp fi ngeen manti nekk ci àddina bi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziyaara di leen balaax te di ko sàkku ci kenn ku ne ci yéen di yaakaar ni ndox mi nga xam ne mbënn bu metti bi nga xam ne moo amee Sénégal ndox mi génn na ci kër yi petit à petit sénégalais yi commencé nañu di dox seeni soxla en tout cas maa ngi leen koy ñaanal maa ngi leen di massaw di bokk ak yéen seen métit maa ngi jaale suñu mbokk mi nga xam ne mu génn àddina ci mbënn bi benn lañu sax ba ñu ne ñaari bakkan rod nañu maa ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal leen njëggal mu dimbali ñu ba musiba yu mel ni bu mu bëriwati fii ci Sénégal mbokk yi tey la dimanche 7 août 2022 waxtu wi may wax ak yéen 18h30 jot na ca Ndakaaru ak li ko wër. Depuis quelques instants en tout cas depuis journée wu démb coow la bare na ba léegi ñu des ci li nga xam ne mooy affaire wu majorité parlementaire wala déet duma ci wax lu bari mais lenn mën naa leen ko alerter majorité parlementaire boobu benn bokk yaakaar di woote dina ko am parce que ñu ci bare ngeen xam ne fal nañ leen député dinañu tourner woon askan wi gannaaw daal di dem bokk ak Benno Bokk Yaakaar fi nekk nag di lim ay tour parce que ñu bëri wax nañ leen keroog le petit parti wax nañ leen ni sama mission moo di pour tas Yewwi Askan Wi waaye yàlla suñu borom xam na ni man lépp loo xam ne yàq la du ma ci nekk mais dafay fekk nag nga xam si ni plan si ni projet fu ñu jëm ba waxee ñu njëkkante la mais surveiller leen bu baax waa Wallu Sénégal bàyyi leen ci bu baax xel surveiller leen bu baax waa kër sunu maam góor gi foofu laay yem ak yéen tey lu jëm ci dossier boobu parce que commencé nañu tamante dëmm ñu naan kii bëgg a dem ak kii moo bëggut a dem mais surveiller leen xam leen ni Benno Bokk Yaakaar majorité bi nga xam ne moom le président Macky Sall bëgg dana ko am par le débauchage dina ko am par xaalis bu ñuy jël pour guerre nit ñi mais dinañ ko am parce que ñoom ñenn nit ñi dañu bokk intérêt beneen débat la dinañ ci delluwaat incha allah mbokk yi fu ma bëgg a taxaw ak yéen surtout moo di gis ngeen alxamis bi ñu génn li nga xam ne moom la ñu présenté sénégalais yi mu di accord historique noonu lañ ko tuddee de paix entre gouvernement Sénégal ak MFDC mu di loo xam ne képp koo xam ne doomi Sénégal nga da nga koy rafetlu bu fekkee ne dëgg la jàmm boobu signé nañ ko te kenn ku ne bëgg cee tënku donc dafa di loo xam ne lu rafet la lu ñuy rafetlu la waaye baax na ñu def taxaw seetlu wax leen ñan ñoo nekk ci biir accord bi ñan ñoo ko signé bu ngeen xoolee bu fekkee ni bokk ngeen ci sénégalais yi nga xam ne jot nañu document yi gis ngeen ni gannaaw amiral Farba Sarr am nañ ci ku tudd Lassana Coly am nañ ci ku tudd Lassana Fabouré Lamine Coly du moins Lassana Fabouré am nañ ci surtout kenn ku tudd général César Atoute Badiate ñëpp xam nañ ko en tout cas bépp sénégalais boo xam ne intéressé wu nga ci li nga xam ne mooy dossier Casamance mas nga dégg turam César Atoute Badiate mooy ki nga xam ne mooy le commandant de la zone sud mooy chef camp bi ñuy wax Kasolol bu fekkee ne am na encore ñoo xam ne bëgg nañu seetlu mën nañu leen wax ni César Atoute Badiate mooy kenn ki nga xam ne moo opposé wu farouchement ak ki nga xam ne mooy Salif Sadio mais baax na ma delloo leen contexte wax leen ni MFDC mouvement des forces démocratiques bu Casamance bu ñu xam tey parce que MFDC à la base le 14 mars 1947 lañ ko créé woon fële ci Sédhiou ñoom Ibou Diallo ñoom Émile Badiane
ñoom seen projet moo doon leneen lu bokkul ak MFDC visage bii tey mais visage yu MFDC bii tey bi nga xam ne dafay réclamer indépendance tey ñetti pàcc la beneen pàcc bi mooy bu Salif Sadio moom wuyoowul jaaroowul benn taal ak ki nga xam ne mooy beneen pàcc bi nga xam ne César Atoute Badiate moo koy diriger am nañ beneen ñetteel pàcc bi ki nga xam ne mooy Nkrumah Sané Mamadou Nkrumah Sané la ñu wuyoo bu fekkee ne bu Salif Sadio ñëpp xamee nañ ko deuxième bi mooy bu César Atoute Badiate ñetteel bi tey ku koy diriger mooy Adama Sané su ma taxawee si ñetteelu pàcc boobu ki ko doon diriger ñu bëri xamun ko mooy Compass Diatta balaa Compass Diatta Ousmane Niantang Diatta moo ko doon diriger Ousmane Niantang Diatta keroog bu mu commencé waxtaan ak gouvernement bi gaa mi gis ni daf la nar a wor mu ñëw faju Foundiougne far mu càng fa toog fa ba keroog muy génn àddina ñoom ñu jël kenn ku tudd Compass Diatta keroog bu mu jegee gouvernement bi commencé waxtaan gaa mi pareel ko ne dañ koy jàpp pour rey ko mu daal di daw dem la 2 boobu ñu jël Adama Sané mu remplacer ko donc tey sur le terrain ñetti chef ñoo fa nekkoon mooy ki ñëpp ràññee Sénégal muy Salif Sadio mi taxaw ne mooy chef d'état-major du MFDC ka ca topp mooy César Atoute Badiate mi nga xam ne mooy commandé Kassolor en tout cas moo gën a am ay soldats ay combattants jusqu'à tout dernièrement troisième bi mooy Adama Sané donc ñetti chef yaa ngoog tey gis nañu boole ci bu leen fàtte ni am na lu ñuy wax waa Jakaay it ñoom ñu ngi foofu taxaw mu di beneen groupe encore boo xam ne ñoom ñu ngi yor arme ci nord Casamance bi ci département Bignona et consort jëm ci kaw donc à peu près am nañu 4 branches daal bu MFDC kenn wuyoowul kenn respecté wul sa morom du ñu waxtaan seen biir te léeg-léeg sax bu ñu dajee ñoom seen biir dañuy reyante loolu mooy réalité bi 2016 bi nga xam ne Yaya Jammeh bu ñu naan day dem ak du dem waa MFDC ñëw dañ koy jàppale boobu la am kenn koo xam ne fàqee ci banqaas boobu mu di Paul Alou-Kassine xam naa ni dégg ngeen fan yi lu bëri ñu tudd turam parce que Paul Alou-Kassine moom lañ ne moom moo amul lieutenant bu tudd Ousmane Kabiline Diatta bi nga xam ne nee nañu moom lañ jàpp nee nañu si Paul Alou-Kassine la bokk mais Paul Alou-Kassine ñoom ñëpp ci lañ bokkoon Salif Sadio ci lu jóg ci 2016 daa di dem camp bi ñuy wax la 2 mu ngi woon ci Sikun Adama Sané bu jamono jooju Compass Diatta moo ko doon diriger mu daw si ñëw foofu ñëw ñu dëkkal ko mais ci diggante bi gannaaw opération militaire yi nga xam ne colonel Kandé defoon na ko ci daaw la ñu tas base Sikun ñu tas base la 2 ki nga xam ne mooy Paul Alou-Kassine daal di wàcc encore ci suuf mel ni ku jëm Kassolol waaye yeggul Kassolol mu teg samp fi ñuy wax la 22 ci wetu dëkk bi ñu wax Buñak mais jàpp leen ni ñetti chef yu mag ñu ngi nii César Atoute Badiate Salif Sadio Adama Sané César kii lay wuyoo Nkrumah Sané mi nga xam ne moom la Sénégal beddi boobu ak léegi mu ngi exil en France tey li nga xam ne gouvernement président Macky Sall nee na signé na ko fële ci Guinée-Bissau ci document bi nga xam ne présenté nañ ko askanu Sénégal benn signataire mu fa nekk muy en tout cas chef boo xam ne ñëpp xamee nañ ko mu di César Atoute Badiate li nga xam ne mooy li doy waar ci yëf yi César dafa mus a wax ni moom affaire u signature de paix accord wala ay jàmm moom yoonu nekku ci moom soldat la militaire la bu fekkee ne gouvernement Sénégal bëgg na jàmm na dem signé ak chefu Macky bi ñi nga xam ne aile politique bi la mais li ci doy waar tey mooy moom César soldat moom César combattant moom moo dem signé protocole d'accord bi nga xam ne signé nañ ko fële ca Guinée-Bissau beneen affaire bu doy waar ci yëf yi César bi dem signé tey
bu fekkee ne yéen a ngi seetaan Kéwoulo gis ngeen liggéey bu muccub ay bi nga xam ne def nañ ko ci dossier wu Boffa Bayotte keroog bi ñu defee jugement wu ñoom René Capain Bassène gouvernement bi dafa ne justice en tout cas dafa ne ñetti nit la condamné à perpétuité mooy seen giru dund nañ ko tëdd kaso ñan la René Capain Bassène Oumar Ampoy Bodian ak César Atoute Badiate nee nañu César Atoute Badiate moo organisé rey yi ba bu fekkee ne jàpp nañu Oumar Ampoy Bodian mu ngi ci kaso bi bu fekkee ne René Capain Bassène mu ngi ci kaso bi César Atoute Badiate wuyu siwul jugement ba donc lu ñu def ci moom mooy dañu lancer li ñuy wax un mandat d'arrêt international mandat d'arrêt international bu nu ko lancer contre nit fépp fu ko policier huissier de justice wala simple citoyen bu fekkee nit ki mën na ko jàpp yóbbu ko ci prison ba ko gën a jege donc César Atoute Badiate a ngi nii ñu lancer un mandat d'arrêt international contre moom mais kooku le gouvernement Sénégal dem toog waxtaan ak moom signé li ñu tuddee accord de paix mais ñu présenté ñu ko comme c'est une grande révolution parce que léegi Casamance dina am jàmm mooy deuxième anomalie mooy nit la boo xam ne mandat d'arrêt international dañ ko lancé contre moom nit la boo xam ne justice sénégalaise jugé na ko par contumace dans l'affaire Boffa Bayotte ñu condamné ko à la perpétuité beneen anomalie boo xam ne kenn mënu koo comprendre mooy Sénégal bu fekki ni nee na président ba nekk Guinée-Bissau xaritu Macky Sall la rakku Macky Sall la moom moo ko waxal boppam Sénégal am na accord d'extradition en tout cas am na ay accords yu bëri même droit de poursuite c'est-à-dire tey ku ñu def ñaawteef Sénégal boo doy dugg Guinée-Bissau am nañu accord diggante Sénégal ak Guinée-Bissau ñu mën la fa topp naka la Sénégal di seet koo xam ne nee nañu moom moo organisé li rey fukki bakkan ak ñeent ca Sénégal ca affaire Boffa Bayotte ñu jugé ko condamné ko à la peine de perpétuité kooku naka la mënee nekk tranquillement ca Guinée-Bissau kenn jàpp ko mandat d'arrêt international bu Sénégal appliqué wuñu ko malgré accord de paix malgré xaritoo malgré relation yu particulière yu dox diggante ki nga xam ne mooy Omarou Sissoko Embaló ak ki nga xam ne mooy président Macky Sall César Atoute ñeenteel anomalie bi nga xam ne dama leen koy souligner pour wan leen ni nanu moytu nanu bàyyi xel parce que li signature yi ñuy def même bu fekkee ne officiers yi ñoo koy def même bu fekkee ne ay officiels sénégalais ñoo koy def li ñuy signer ça engage la responsabilité du Sénégal donc ça nous engage ñun sénégalais ñëpp ñeenteel anomalie bi mooy depuis 2018 César Atoute Badiate mu ngi Guinée-Bissau nekkatul ci biir àllu kasolol dafa am problème yu bët beneen bëtam bi du gisati dafa am cataracte moo taxoon waxoon naa leen ci jamono ne bu ñu bi tuerie yi di am le 6 janvier 2018 ki nga xam ne mooy César Atoute Badiate nekkuloon ci àll bi mu ngi woon ñu koy opérer port São Domingo ci benn hôpital mais moom ak njabootam Katchewu la ñu dëkk ca Guinée-Bissau nit ñi xam réellement seen kër donc nit bu ñuy recherché nit boo xam ne justice sénégalaise condamné na ko à la perpétuité mandat d'arrêt international ñu lancé ko mais mu ngi woon tranquillement Guinée-Bissau kenn jëliwu ko tey moom la amiral Farba Sarr moom la ay officiels sénégalais jóg dem Guinée-Bissau fekki ko waxtaan ak moom ne signé nañu accord de paix ñu présenté ñu ko Sénégal mel ni jàmm jeex na fitna jeex na Macky Sall la gagné na victoire suba dañ ñuy présenté ni voilà l'accord de paix or dossier Casamance duñ ci bëgg a xuus lu bari ndaxte dañ cee bokk ndaxte li mu yàqal Sénégal dafa bari ndax li mu tardeel Sénégal dafa bari ndax fitna bu ak rongoñ ak ay famille yu mu yàqal ci réew mi dafa bari moo tax duñ ci bëgg a dugg lu bari parce que pour ñun lépp loo xam ne da boo di konte lay indi lépp loo xam ne affaire fitna la affaire fital la lu tardeel réew mi te soxlawuñu loolu mais taxaw na ma baax na ma defal leen taxaw seetlu il y a quelques mois ci ginnaaw ñëpp a ngi fàttaliku bi MFDC en tout cas branche ba nekkee Salif Sadio jàppee ay soldats sénégalais jël leen en otage ñëpp a ngi koy fàttaliku ca ëllëg si armée sénégalaise lancé na benn opération ne dafay détruire bépp base MFDC lu ñu gouvernement bi waxut mooy MFDC bi mu jël fitalam di leen attaqué Salif Sadio kase la parce que boobu ñuy bombardé Salif Sadio yeneen rebelle
ak seeni fital ak seeni matériel ñu ngi jàkkaay ñëpp xam seeni position ñëpp xam fu ñu nekk kenn bombardé wu leen kenn attaqué wu leen dañu wër Salif Sadio ba tey kenn mënu leen wax ne jàpp nañ Salif Sadio te jusqu'au jour d'aujourd'hui kenn mësu ñoo woon ay néew yoo xam ne nañu ñii ay rebelle lañu ñoo xam ne rey nañ leen benn sénégalais mosut a gis loolu ba léegi xamuñu bilan opération bi nga xam ne xam nañ ni ay doomu Sénégal faatu nañ ci xam nañu ay doomu Sénégal gaañu nañ ci mais ñaata rebelle la ñu rey lan lañ am en dehors des armes et des camps yu ñu récupéré kenn mënu leen ko wax c'est vrai que domaine militaire la mais puisque le citoyen moo nekk en jeu citoyen moom mooy nekk victime baax na ñu wax citoyen lan moo ci nekk Jakaay boobu ñu ngi bombardé Salif Sadio Jakaay mu ngi sa wet ba kenn attaqué wu leen tey xam nañu ni il suffit juste ab rebelle lan la mooy nit ku yor fital rek ne dafay xeex contre gouvernement bu sànnee fetalam dafay niroog n'importe qui mën a dem fu ko neex dem sax Jakaay dem toog fa jàpp seen jaambur ba lay kenn laalu leen la même chose loolu moo amoon ca daaw bi nga xam ne ki nga xam ne mooy colonel Kandé doon attaqué base Sikoum nangu la 2 ak bu ñàkk bu ñu leen doon nangu booba ñu ngi bombardé base rebelle yooyu nekk ci frontière Guinée-Bissau mais période boobu comme par hasard xam nañu fan la César Atoute Badiate nekk ak ay nitam ñu ngi kasolal kenn bombardé wu leen kenn attaqué wu leen ba tey kenn attaqué wu leen César wax naa leen ni depuis 2018 nekkatul ci àll bi mas naa leen wax ni dafa am benn mouvement de contestation bu nekk ci biir MFDC ay jeunes rebelles ñoo ne ñoom César doy na parce que César mag la César bët yi baaxatul César mënatu leen diriger ba ñuy jàppante ak moom kenn ki nga xam ne moo doon diriger el boobu tey moom moo yor pratiquement kasolol mooy vieux Hendrix Diédhiou jàpp leen tur bi bu baax vieux Hendrix Diédhiou peut-être man maay premier journaliste sénégalais bi leen jox tur bi vieux Hendrix Diédhiou dafa créer genre coup d'état ci biir base kasolol comme ki nga xam ne mooy César Atoute Badiate moom mag la ba pare bët yi baaxul ba pare tout le temps moom mu ngeen Guinée-Bissau di faju vieux Hendrix Diédhiou mu jóg mu ne tey léegi moom mooy chef d'état-major bu armée bi jeunes yi nga xam ne ñoom la bokkandool dëkk muy Siganaar ñëpp ànd ak moom jàppale ko ñi nga xam ne nanguwuñu topp comment on appelle vieux Hendrix ñoom dañu génn ci base boobu wàcc si ñëw vers la 22 laa leen waxoon léegi mooy wetu bu ñàkk man leen Paul Alou Kassine moo fa nekk Paul Alou Kassine ma nekkoon lieutenant Salif Sadio daw si ñëw la 2 bombardement yi Sikoum yi taxoon mu daw dem ba la 22 moo gën a jege fële si di kasolol vieux Hendrix comment on appelle Paul Alou Kassine nekk fa ñi nga xam ne ils sont fidèles à César Atoute Badiate mais mënuñu d'accord ak vieux Hendrix tey dañu ñëw fekki Paul Alou Kassine ñoom ñu nekk ci base boobu loolu tey mooy la réalité donc base bi nga xam ne César Atoute Badiate amul na ko amatu ko moo tax ñi nga xam ne xam nañu nee nañu c'est un général sans ses troupes moo ñëw signer accord ak gouvernement Sénégal général boo xam ne kenn toppatu ko parce que ñi nga xam ne ñooy combattants yi ñii des nañu ak ki nga xam ne mooy vieux Hendrix Diédhiou ñeneen ñi dem nañu ak Paul Alou Kassine César moom pratiquement tout seul moo dem signer protocole d'accord ak gouvernement Sénégal Salif Sadio ak ay nitam bokkuñu ci signature bi Adama Sané ak Nkrumah Sané ñoom bokkuñu ci accord bi gis naa ni waa comment il s'appelle waa Jakaay dugg nañu ci signature bi mais baax na tamit mu préciser leen ay quelques détails gis nañu parmi les signataires kenn ku ñuy wax Lassana Fabouré puisque elle politique MFDC signé wut parce que elle politique MFDC mënuloo ko wax lu dul MFDC mu réuniru elle politique am réuniru or
kenn ci bokk ci aile politique bi tey par exemple muy Omar Ampoy Bodian mu ngi ci kaso bi ñu tëj ko à perpétuité parce que nee nañu moom bokk na ci li nga xam ne mooy tuerie bu Boffa Bayotte. Autre précision bu mënoon joxe foofu bu ñu amoon benn gouvernement bu sérieux benn gouvernement bu respecté loi yi nga xam ne moo tëral réew mi seen si nit bi nga xam ne ñu ngi koy seet ñu signé mandat d'arrêt international contre moom ñu condamné ko à la perpétuité bala ngaa mën a toog ak kooku négocier ak kooku signer ak kooku dañu war a voter dañu war a présenter une loi d'amnistie ñu voter ko ba pare ñu doog a mën a négocier ak waa jooju. léegi li incongruité bi lu kenn mënul comprendre mooy ñu ne Omar Ampoy Bodian ñu ne René Capain Bassène ay complice su César Atoute Badiate lañu ñooñu dañu war a des ci kaso bi à perpétuité alors que ki nga xam ne nañu moom mooy seen complice moom moo rey nit ñi moom tey le gouvernement Sénégal lalal tapis rouge ne ko kaay ñu signé accord mën nañu comprendre ni xanaa bi ñu paree ci lii ki nga xam ne mooy René Capain Bassène ak ki nga xam ne mooy Omar Ampoy Bodian dañ leen di war a libérer d'office de la même manière ni ñu bàyyee ki nga xam ne mooy César Atoute Badiate wala bu fekkee ne amnistie la ñu signé ak moom amnistie boobu war na concerner ñooñu mais loolu voix boobu bëgguma ko parce que waxoon naa ko moo taxoon ma xeex pour les 25 man ak ñu bëri man ak nit ñu dëggu ñu bëri c'est l'opportunité pour man ma remercier waa Toubacouta barki de ma ñëw nañu sama kër yaay wàccal nu fa kaamilu alxuraan di ñu ñaanal yàlla ne nañu dénk nañ ñu yàlla képp koo xam ne jug nga xeex taxawu leen. Mention spéciale à Clédor Ciré Ly, maître Clédor Ciré Ly, l'infatigable, le défenseur des faibles. Keroog bi ma fëggee ci buntam ne ko maître ngir yàlla injustice bu grave ay gendarme commettre nañ ko justice mu ngi koy commettre au nom du Sénégal en notre nom au nom des générations futures ñu ngi fi créé loo xam ne génération future sax conséquences yi mën na dal si ñoom dama bëgg nga jóg jàppale ma mu ne ma nañ dem ñu xeex ba ñoo xam ne ñaar fukki nit ak juróom benn la ñu tëjoon ci kaso yi kenn faatu seen loxo mooy sunu papa mooy sunu papa Sané ña ca des 23 personnes ñu bàyyi leen ne leen ay innocent ngeen ñu jàpp René Capain Bassène ak ki nga xam ne mooy Omar Ampoy Bodian Seyni Sané moo faatu seen loxo Seyni Sané 82 ans parce que ñoom pour ñoom lépp politique la lépp tàppale la le 4 mars le 31 juillet la ñu génnee élection yi ñu ne partout Benno Bokk Yaakaar ñàkk na le 4 mars le 4 août bi ñu génne ni ñu accord de paix yaa ngi nii bu extraordinaire bu président Macky Sall la gagné la paix totale et définitive va revenir en Casamance ñu war ko mën a utiliser comme thème de campagne pour présidentielle yi ñu jëm comme ni ñu xëyee le lendemain de la défaite des municipales le lendemain ñu xëy bombardement yi attaques yi commencé ba ñu dem dugg ci accrochage bi ak waa MFDC bu Salif Sadio il faut que nit ñi ñoo xam ne problème mu Casamance il faut ñu arrêter di ko politiser ñu wax sénégalais luy dëkk parce que ña fay faatu ña cay gaañu ña cay yàqule Ziguinchor lañ dëkk Fuuta lañ dëkk Matam lañ dëkk Saint-Louis lañ dëkk Dakar lañ dëkk jeunes yooyu dañu gëm république lañ ñuy dem pour défendre mais demuñu pour défendre benn camp politique donc kenn warul jël politique am di ko def ci yoonu. César Atoute Badiate il est hors circuit depuis 2018 camp bi nga xam ne moom la yoroon vieux Hendrix Diédhiou moo ko yor te kooku accord de paix bii nu signé concerné wu ko te boobu ak léegi ñu ngi bombardé jëlee camp yu la 2 ñu jëlee camp Sikoum ba ñu détruire camp yooyu nekk yépp ci booru Balantacounda bi di wàcc si ñëw Goudomp ba foofu mësuñu jóg dem continuer bu fekkee ne dañuy éradiquer rebelle yi rek nañu bombarder rebelle yëpp benn yoon ñu dem jëli fi nga xam ne mooy César Atoute Badiate ci camp ñu dem jëli waa Jakaay ñu dem jëli Salif Sadio mais non defuñu loolu tey César Atoute Badiate mi nga xam ne génn na ci àll bi César Atoute Badiate mi nga xam ne bëtam yi baaxatul moom lañ jël présenté ko pour mu signer accord de paix bu leen yàlla may ngeen bokk si ñi nga xam ne seetaan gis nañu photo wu César Atoute Badiate di ngeen gis ni pour mu kenn ko ñi fa nekkoon ñëpp kenn ku ne tegal nañ la feuille nga xam fi ngay signer mais César Atoute Badiate benn jigéen moo ko doon womat
tegal ko baaraamam woon ko fan la war a signer kayit bi pour wane ni bët yi baaxatul. C'est la même chose lañ defoon ki nga xam ne mooy Ousmane Niantang Diatta bu fekkee nit ñi ñu koy fàttaliku Ousmane Niantang dañ ko jëlee ci àll bi yóbbu ko dem faji ba pare yóbbu ko Foundiougne ñu ne à part de Foundiougne kooku mooy woote pour nit ñi dellu à la paix. On n'est pas contre la paix, on est pour la paix. On est pour un Sénégal un et indivisible. Mais bu leen wone anomalie yi nga xam ne tuddul na leen ko léegi-léegi il faut ñu won leen beneen affaire boo xam ne bu doy waar ci yëf yi ci conclusion yi nga xam ne signé nañ ko dépôt des armes mu fàttali leen ni loolu amoon na fi 1991 amoon na fi. Deuxièmement, recasement pour jéem utile MFDC les combattants yi déposer les armes ñu uti fu ñu leen di dugal ma fàttali leen ni yooyu ay programme la yoo xam ne encore le même amiral Farba Sarr nekkoon ci biir Abdoulaye Wade deful na ko fi rebelle yu bëri ñu yóbboon combattants yu bëri ñu yóbboon leen fii Sébikotane Sangalkam fële dëkk bi nu mu tudd Sangalkam Bambilor ñu ne dañ leen di utal ay projet ñu ci bare dañu mujj ñibbi Casamance parce que projet yi yañ leen waxoon gisuñu ci dara ñii dañu mujjoon pour dund di sàcc ñu jàpp leen tëj ci kaso yi su ngeen mën a retrouver ci YouTube yi di ngeen gis vidéo yi nga xam ne ñooñu doon nañ alerter di wax ne luñ leen waxoon luñ leen diggoon defuñ ca dara est-ce que mën nañu tourner encore même recommencement yoo xam ne dafay indi toujours les conséquences fâcheuses ay conséquences yu garaaw ci askanu Sénégal parce que bu fekkee ne démb ñu Sénégalais yu bare xamuñu woon lan mooy Casamance dañ foog ne àll bu sori la tey grâce à kan Sénégalais xam nañ ni Casamance ndeke fii la à côté ndeke ku sëqat Casamance ku nekk biir Dakar dégg la ku sëqat Casamance ku nekk Fuuta dégg la dëkk bi benn la alal bu ñuy jël di ko jox militaires yi di ko jox di entretenir guerre bi buñ ko jëlee Fuuta soxla nañu pont ñu nañ ko dem tabaxi foofu Sébikotane soxla nañu dispensaire fële ca Diofior am na lu ñu fa soxla lu ñu ko mën a tabaxee loolu lu ñu soxla jamono ji fu mu nekk ni nañu wax nit ñi dëgg te yàlla tax accord de paix bii ñu signé lu baax la lu ñuy félicité la mais nañ leen wax kenn ku ne kan la ak lan la représenté mais nañu dem jëli képp koo xam ne war nga mën a wax ay nit teg leen fital ñu teg fital ndax Sénégal soxlatul guerre soxlatuñu ko ay doomi Sénégal ay jeunes sénégalais rek ñoo fay dee. accord bi Salif Sadio bokku ci accord bi Paul Alou-Kassine bokku ci accord bi Vieux Hendrix Diédhiou bokku ci accord bi Adama Sané bokku ci alors que ñooñu ñoo yor fital bi ñooñu ñooy xeex ñooñu ñoo nekk ci terrain bi loolu mooy dëgg bi nga xam ne moom war na leen ko wax mais li ci yéeme barki de ma gis nañ ko fële ca Burkina Faso gannaaw ki nga xam ne mooy comment il s'appelle encore Blaise Compaoré bi nu ko condamné à la perpétuité pour le meurtre pour l'assassinat de Thomas Sankara bi muy ñëw Burkina président bu bees bi dafa ni na ancien président yëpp ñëw ñu teewal ko population bi ñoo génn dem ci kër Christian Roch ñu ne ko doo génn parce que c'est une insulte à notre justice c'est un pied de nez à notre justice suñu justice mënul ne diw nañ ko jàpp yow ngeen dem ngeen talal ko tapis rouge mu dugg biir Burkina Faso mu génn tey loolu moo xew ca Bissau le concernant César Atoute Badiate encore ma fàttali leen beneen événement boo xam ne amoon na fi parce que normalement au nom de la coopération de l'entraide militaire entre le Sénégal et la Guinée-Bissau puisque César Atoute Badiate est régulièrement domicilié à Katcheu en territoire Bissau guinéen mënoon nañu ko dem jàpp jëbal ko Sénégal après bu ñu koy baal ñu baal ko bu ñu koy amnistier ñu amnistier ko bu ñu koy grâce présidentielle ñoom ñoo xam
mais ne serait-ce que pour respecter suñu institution judiciaire yi waroon nañ ko def. Il y a 3 ans ou 4 ans si ginnaaw demoon naa Bissau booba ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur Bokké Kandé la tudd saa yu ñu waxee ni base arrière u MFDC fii la ci Guinée dafa naa noo du dëgg loolu mënul am mais am na lu doy waar loo xam ne mooy ñëw atte sénégalais ak Bokké Kandé Bokké Kandé da doon dem Bokké Kandé da doon dem dans le nord de la Guinée-Bissau mu dem tase ak kenn ak loo xam ne base wu ak patrouille yu MFDC moom ministre de l'intérieur bu Guinée-Bissau mu tase ak patrouille yu MFDC gars yi arrêté ko sur le territoire bissau guinéen ñu ne ko amuloo woon droit nga ñëw fii fekk yow alerté wuloo ñu ministre de l'intérieur bu Guinée-Bissau sur le territoire bissau guinéen ñu ne ko amuloo droit nga ñëw fii te alerté wuloo ñu loolu moo won àddina ni finalement ndeke ñoom dañuy bañ mais foofu moo leen di servir de base arrière tey lu inédit lu doy waar moo xew nii mais war nañu wax sénégalais accord de paix naka la kan a ko signé ci yan condition la ak kan la concerné ñi nga xam ne nag ñoo yeneen base yi en tout cas concerné wu leen ñoom bokkuñu ci parce que ñu mel ni Fatouma Coly mi nga xam ne ñoom camp Jakaay la ñoom bu fekkee ne ñoom signé nañu ñeneen ñi lu mel ni Vieux Hendrix signé wut bokku ci en tout cas tey moom moo yor base u Kasolol keneen ki nga xam ne mooy Paul Alokasine tey moom moo yor la 22 bokku ci keneen ki nga xam ne mooy Adama Sané mi yoroon Sikum en tout cas même fekkee ne tey ay force am ñu ngi dispersé wu ci àll bi bokkul ci accord bi ki nga xam ne mooy Salif Sadio bokkul ci accord bi alors que ñooñu ñoom ñoo yor fital bi César Atoute Badiate ci boppam doon na wax ni moom du signé dara moomu soldat la dañ ko war a wax ni defal mu def mais tey César Atoute Badiate boobu moom moo signé wax naa leen ni depuis 2018 César Atoute Badiate pratiquement dafa delluwaat nekk kàcceew pratiquement à la vie civile parce que dafa mag parce que bët yi gisatul parce que wératul mais moom lañ ñu présenté tey comme une grande victoire nañu jàmm am na parce que ñu signé nañu dans quelque temps signature boobu jàmm jooju nga xam ne signé nañ ko Bissau en tordant le bras au droit en tordant le bras à notre justice en tordant le droit à la vérité la ñuy présenté comme mooy victoire bu bees bi nga xam ne président Macky Sall am na ko donc sénégalais yi en gros li mooy li ma leen bëggoon a indil ci dossier signature accord de paix bi ca Bissau te ñu signé ko le jeudi 4 août 2022 gouvernement Sénégal daf ko signé général amiral Farba Sarr mu ko dirigé ak président Embalo signé nañ ko ak Fatouma Coly signé nañ ko ak César Atoute Badiate Fatouma Coly bu Jakaay bu fekkee ne ba léegi moom moo yor ay troupam te troupam yi dañ leen di déggal ay combattants am ñoo koy déggal ki nga xam ne mooy César Atoute Badiate nekkatul ci àll bi depuis pratiquement 2018 mu ngi kàcceew dafa feebar benn bët bi baaxut tax na jeunes yi dañ koy contesté bu ngeen amee chance gis photo yi en tout cas photo yi di ngeen ko gis bu soobee yàlla fii ci Kéwoulo di ngeen gis ni ab jigéen moo koy womat won ko sax muy signé parce que gisatul moom soldat combattant yi nga xam ne doon na leen diriger combattant yooyu tey Vieux Hendrix moo def genre coup d'état moom mooy chefu combattant yooyu ña nanguta ànd ak Vieux Hendrix Diédhiou ñoom dañuy dem ànd ak Paul Alokasine mi nga xam ne mu ngi la 22 maa ngi leen doon wax ni mu ngi wetu bu ñàkk ci yoonu Kasolol la nekk la 22 fa la nekk foofu la ki nga xam ne mooy Paul Alokasine nekk ñeneen ñi nga xam ne ànduñu ci accord bi mooy Adama Sané mooy Paul Alokasine mooy Vieux Hendrix Diédhiou waaye it mooy kii ma leen tuddal léegi mooy Salif Sadio César depuis 4 ans ba 5 ans ci leen
wéerut nekkatul ci àll bi ci kër yi la nekk donc kooku lañu àndal signé accord de paix ñu présenté ñu ko comme la grande victoire loolu la ñuy ñaan yàlla na grande victoire am fitna bi doy na ci Sénégal ñu teg fital yi mais nañ ñu wax kan ak kan moo signé ci yan condition la xamal leen ni César Atoute Badiate justice sénégalaise condamné na ko dans l'affaire Boffa Bayotte ñu dañ koy tëj giir dundum kaso koo xam ne justice sénégalaise condamné na ko koo xam ne jàppuñu ko dugal ko ci kaso bi koo xam ne amul loi d'amnistie bu nu voté ak moom pour moom leen jël toog gouvernement bi toog ak moom photo ak moom ñu présenté ñu ko ni ki moom mooy jeexal li nga xam ne mooy fitna ba nekk ca Casamance depuis le 26 décembre 1982 mbokk yi li mooy teewlu bi ma doon def ci dossier boobu di leen ñaanal yàlla sunu borom sàmm leen mu sàmm Sénégal sàmm njaboot yi lépp loo xam ne dugg nañ ci te mu gën ci ñun yàlla nañ ko sunu borom subhanahu wa taala defal ñu ak jàmm jërëjëf.